bu Ndakaaru dogal bi ñu deloon ngir tëj campus social ba nag direction bu kudd ne loolee bokkul ci ay mën-mëninam dogal boobee mënu koo jël conseil restreint bu assemblée bu université moom moo ko daal di proposé. beneen université muy bu Alioune Diop bu Bambey foofee nag SAES ma fa ne ànd ak ñaxtu étudiants yi nekk ca grève jàngalekat yi nag gis nañu daal foofee décembre 2020 ba tey jilee du lenn lu nguur gi waxoon étudiants yi te def ko. coow am na ci toj marché Liberté 6 extension gannaaw commerçant yi nag niki démb kaddu gi ñeel maire bu commune ba Santi Agne di ci indi ay leeral ne dafa di rek loo xam ne dañ fa bëgg a def lii di centre commercial ak li nga xam ne war na ko dugal ci ay koppar ñeel lii di ville bu Ndakaaru ñaareelu pàcc xibaar tàggat yaram yéen kay ci technique bi Abdou Thiam Yacine Pouy digital asalaamaaleykum. Seydou Nourou Ba. dal leen jàmm ñu waxtaanee lii di conseil restreint bu assemblée bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru moom nag ci jamono jiile dogal bi mu jëloon daanaka ñu bëri ànd ñu ci kudd sax dafa dal wax ne loolee bokkul ci ay mën-mëninam maanaam tëj lii di campus social ñaareelu proposition nag jëm ci daal di supprimer maanaam neenal amical yi foofee loolu tamit indi fa coow lu rëy étudiants yi nag bëgg a yëf yi daal di leer loolee duñ ci mës a ànd jo maroon COUD amul compétence ngir rek tëj campus social ni ko conseil restreint bu assemblée bu université di ko laajee bu ñu sukkandikoo ci seen bataaxal laata loolu sax décision ngir tëj campus bi ak aussi tege ci suuf amical yi étudiants yi dañu gis ne li mbirum provocation la Steph Damsen président sortant amical étudiant yu faculté lettres et sciences humaines bu université. tey génnuñu tey campus suba. parce que loolu engagé wuñu suñu yoon nekku ci te léegi dinañ ñu dégg dañu waxoon ne duñ ci avancé tant que jëluñu langue avec le recteur on vient de le faire et on vient de confirmer que jóguñu fi tey jóguñu fi suba une semaine de nos élections tey ñuy il se permet dañu dire que non du am parce que lii ak lii étudiants yi ne ànd nañu ngir ñu wër ñi nga xamante ne ñoo indi fitna ca université teg ci ñoom loxo waaye nag bugg a tëj campus social wala sax nga teg ci suuf seen amical yi loolu moom duñ ko nangu. suñu naataango bi génn tey yaakaar naa lu mu gën a soxla tey jii moo nekk ay ñaan moo nekk tey par exemple ñi nga xam ne ñoo def acte bu ignoble boobu noonu ak fu mu mën a nekkee ñu situer responsabilité bi du côté des autorités am na ay responsabilité ñu situer ko jàmm boo koy dox ci négociation nga koy doxe ci concertation nga koy doxe ak dialogue mais jàmm forcing du ko dox jàmm du forcing. Déthié Diouf nekkoon na fi leader mouvement étudiant ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru daana doon nekkal sax étudiants yi ca conseil de discipline bu université waaye nag dàq na mbirum fitna ci université bi. sanctionné nit nag wala nit pour sanction wala daan dal ci kawam maanaam mënoo cee kontaan trop. waaw waaye nag it gis naa ne am na ku nga xamee ne maanaam juróomi at lañ ko daan ne dootu ci inscrire bañ ci gëstoo mooy kooku ku yàgg di def loolu maanaam loolu ay jëf yu muy def di ko defaat la te loolu warul doon modèle war doon exemple. Déthié Diouf yokk ci ne kilifa yi waruñu xaar mukk crise ñëw ngir rek ñu teg ay daan wala ñu jël ay décision waaye war nañu rek taxawal ay waxtaan yoo xam ne dañ ko mën di def ak étudiants yi. waaw waaye nag bu fekkee ne dañu àgg ci ne ñoom dañu tëj campus bi suspendre amical yi man mënuma ànd ci loolu. te duma ci ànd yi tamit campus bi ay violence am na nuñ ko war a régler dafa am ay cadre lu ñuy wax cadre statutaire foo xam ne fa la ñu war di daje di waxtaan mais cadre yooyu kilifa yi ñoo ko dul ibbi kilifa yi dañuy bàyyi ba situation am ñu door a daje kon ñoom dañuy gérer ay situation te loolu dafay war a dakk fi bu fukki fan université nar a am élection ngir yeesal banqaasu amical yi kon tëj campus wala teg ci suuf seen amical yi mën na indi ay gàllankoor yu bari ci université. jo maroon beneen coow ca beneen université muy bu Alioune Diop bu Bambey foofee nag section locale bu SAES génn ci tekkaaxalam ngir daal jàppale ñii di étudiants yi doon ñaxtu étudiants yi sax ñanga ca grève ndax dañoo jàpp ne ba tey daal li ñu waxoon defuñu ko syndicat autonome bu enseignement supérieur nag di SAES foofee nag ca Alioune Diop bu Bambey ne daal dañoo nemmeeku ne décembre 2020 ba tey jilee amul lenn lu ñu waxoon étudiants yi ca def ko foofee Mouhamadou Ngom moom mooy coordonnateur ba ci micro beeg Babacar Diouf. le 10 avril bi passé SAES dafa am benn lël bu ñuy tuddee conférence nationale des sections ci biir conférence boobu bànqaasu SAES bu nekk ñu koy tuddee section wala coordination wax na jafe-jafe yi muy jànkonteel ci université ba mu nekk. gannaaw loolu mën nañu ràññee ci nga xam ne moo soxal université Alioune Diop bu Bambey problème yu bari mais problème bi ci gën a fes mooy problème mu néegu jàngukaay ñuy wax infrastructure ndaxte ministre bi dafa diggoon ci décembre 2020 bi passé dafa diggoon waa université Alioune Diop Bambey junni place yoo xam ne dañ koy séddale ci ñaari amphithéâtre yu 500 places
place waaye li ñu mën a xam mooy ne fi ñuy waxee ak yéen amul benn brique bu ñu teg bu jëm ci loolu nag dafay yokk jafe-jafe yi jëm ci wàllu jàng meeg jàngale bi ndaxte li mu étudiants yi ëpp na dayoo boo xam ne néeg yi fa nekk doyul pour loolu mën a am ginnaaw bi loolu wéyee SAES national gis na ne daal jéego yi gouvernement bi teg à travers la tutelle jéego yi daal daanaka demeewul noonu te problème yi toujours ñi ngi fi. des ba tey ci njàng mu kaw mi université virtuelle ba ca Mbour foofee tamit ñii di étudiants yi di naqarlu li nga xam ne moom mooy yéexte ñu nemmeeku ci système bi foofee ñu jàpp tamit vacances yàgg na lool étudiants yi sax jàpp ne UVS moom di université virtuelle nekkatul loo xam ne dafay intéressé nit ñi ndax daal la fa na ci jafe-jafe bëri na lool ci ab conférence de presse dañu daal di menace daal dànqaafu ne dañu tëj ENO ba fa ne bu dee daal kenn bàyyi woon xel Abdourahmane Diallo ci ay leeral. ay étudiants université virtuelle bu Sénégal nekkee ci Mbour di ñaawlu anam gi nga xam ni moom la ñuy jàngee ndongo yu bokkee ci promotion 3 di xamle ni ci juróomi benn at mun ñoo dépassé master 1 Ousmane Sène moo yor seeni kàddu. depuis 2015 ba léegi ñu ngi université virtuelle du Sénégal mais jusqu'à présent ñu ngi master 1 semestre 2 loo xamante ne lu doy waar la ñun dëkkuñu fii dañu ñëw fii pour jàng am suñu lijaasa dem liggéey uti liggéey ñun dañu sonn ci durée examen yi examen 1 mois wala 1 mois plus c'est trop ñun examen une semaine maximum wala une semaine yu teg 2 jours doy na vacances yi nañ ko limité vacances 2 mois c'est trop. étudiants yooyu nga xam ne nag juróom benn poñ la ñu daal di teg te di ci ñaxtu ñuy xamle tamit benn ci poñ yooyu bokk na ci jafe-jafe bourse yi. commission yi dafa bari da ngay gis koo xam ne dafa validé mais finalement pour mu jot bourse am problème lay doon sinon bu redoubler bourse am sax finalement dañ koy mujjee dagg alors que c'est pas normal. ñoom sax ñuy xamle ni coow lii buy wéy dàquñu benn yoon tëj seeni ENO yi. fi mu toll nii bu ñu réglé le problème nous allons passer à la vitesse supérieure lu mu laaj nag dañ koy def waaw parce que sonn nañu. trop c'est trop temps bi ñu def université virtuelle du Sénégal dafa bari alors que dañu ne système bi c'est à distance. étudiants yi nekkee université virtuelle bu Sénégal di xam ne ni jafe-jafe yi nga xam ni université boobu da koy jànkonteel tax na ba ay ndongo yu bari daal di bàyyi ndax jàpp nañ ni looloo gën fuuf. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. juróom-ñetti waxtu teg na juróom-ñetti simili fii ci RFM. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñu waxtaanee coow li am ca marché Liberté 6 extension ndax dañ ko war a toj mairie bu Sicap Liberté nag indi ci ay leeral ne ñu ngi ciy dox tànki jàmm waaye tamit joxe nañu ay sommation ñeel ñi ko war a jot ngir ñu respecter lépp luy procédure bañ ko tojee nag li ñu bëgg mooy amal fa centre commercial boo wax a jar juróom-benn milliard suñuy koppar ak daal koppar yi nga xam ne bu taxawee war na koo mën a dugal ngir mairie ba muy weer wu ne fanweeri million ak juróom benn Pape Balla Gaye ci ay leeral. ku toog 2 ans laaju la tax xam nga kooku xaalis taxu ko jóg bëgg lu baax moo ñu tax a jóg. jaaykat yi nekk ci marché Liberté 6 extension di ko tuumal ak daal di joxoñ baaraamu tuuma maire bu Sicap Liberté jamono ji mu ngi seetal deram tey xamle ne moom fa mu teg tànkam du ko teggi santé añ muy xamle ne daanaka lépp loo xamante ne moom mooy waxtaan balaa ñoo daaneel marché bi def nañu ko ni mu waree. suñ la tegee tuuma nag da ngay teggi tuuma. 2019 2018 ñu ngi ciy jël ay ndogal. protection civile ci boppam ñëw na ko nañu lu ngeen di xaar marché bii baaxul boobu ba léegi nag ñu ngi waxtaan ci biir marché bi di waxtaan ci biti marché ñu xamal leen ne marché bi ñaar moomoon ñu tëj ko kenn dootu fa dugg toj ko tabax ko. terewul nag maire bi muy dalal xel yi di xamle ne bépp borom cantine dana jotaat ci cantinam gannaaw bu ñu tabaxee ba pare te ñi nga xam ne dañu luwe woon ñoom itam duñ leen bàyyi ginnaaw. ku fi am cantine ñëw indi ne maa moom cantine bii ñu saytu ne yaa moom cantine bii dañ lay ci saasi jox contrat bu bees soo ñëwee nga jël cantine te cantine yiy jar 3 millions tey yi ngeen di jox mat na 7 millions. projet bi nag war a jar lu toll ak juróom-benn milliard ci suñu xaalis daanaka nekkin wu mucc ayib la ñu nar a jagleel jaaykat yi fa nar a nekk suñu sukkandikoo ci Salimata Dieng Ba moom moo nekk directrice commerciale entreprise bi di Kérélu building war a tabax centre commercial bi lay. dañu joxe en plus possibilité def commerce boobu jaay jënd lekk ak ay dàll ak yooyu dañu proposer ay restaurant ci biir terrain de football ay piscine ring de boxe laser game am na yeneen activités yu bëri yoo xam ni mi ngi ci centre commercial bi loolu luñ ci jublu woon mooy jeune Sicap yi mën a am ay lieu de distraction. marché bi nag ñu fas yéene ko daaneel ci guddik àjjuma tey jilee liggéey bi nag daañu ko matal ci diiru ku fukki weer ak ñeent. Papa Balla Gaye jaajëf gannaaw doxum ñaxtu askanu ñaari tali ngir naqarlu ñàkkum ndox bu tar foofee nag seen o indi ci ay leexal ne li ko waral mooy tàngaay gu metti ak ndox mi lañ ko fay soxla dafa jéggi dayoo
waaye tamit ñaari tey doon quartier boo xam ne dafa kawe waral ba ndox léeg-léeg di fa ñàkk Sen'Eau nag yokk na fa camions yi ngir askan wi dafa mën a am ndox waaye tax du yàgg incha allah ñu indi ci saafara bu dee KMS 3 tàmbale na bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Ibra Fall Wadji moom mooy directeur de territoire bu Sen'Eau mu ngi ci téléphone beeg Makumba Bey. région de Dakar en termes d'alimentation en eau moo ko waral maintenant nag loolu bu amee dañ koy gën a yëgee ci zone yi nga xamante ni dañoo xaw a kawe mel ni zone boobu mel ni jet d'eau jël avenue Bourguiba bi jëm Bentali ba ngay egg HLM dafa nekk zone bu xaw a kawe par rapport ak périmètre hydraulique bi nga xam ne moom lañ am foofu donc de ce fait ñooñu ñooy gën a nekk dans une situation bu xaw a jafe léegi nag boo ci boolee ci biir loolu bu xaw a tàng jamono ji donc demande bi xaw a yokku loolu moo waral ñoom ñu gën ko yëg n'est-ce pas ba mu waral seen génn yi ñu génn mais damay signaler ci biir loolu nag ne li waraloon seen manifestation yi c'était beaucoup plus lié ak li nga xamante ni mooy ni ñuy gérer camions citernes yi au niveau local ndax ñun ci discussion d'eau bi bu ñu remarqué quartier yu nga xam nekk nañ en difficulté de leen di accompagner ak camions citernes donc malheureusement nag quand on envoie ces camions dans ces zones souvent c'est un peu mal géré entre les populations et loolu la gars yi doon réclamer mais waxtaan nañ ak ñoom et je pense que yokk naa flotte camions citernes bi je pense que lépp dina delluwaat ci ni ñu ko yaakaare woon ni mu nekk woon avant manifestation yi. ak RFM kumba tàggoo nag yéen. ni ñu jëfandikoo engrais ci tool yi techniciens yi yëngu ci wàllum mbay dañ ko bëgg wàññi jaaxale ko ci ab programme boo xam ne jot nañ ca jël toll ci 400 ak juróom ko ñeent ci ay producteurs foofee ca région bu Diourbel Babacar Diouf. béykat bi soxlaatul muy jënd engrais bu bari pour def ko ci toolam pour am meññeef bu bari ñiy liggéey ci wàllu mbay ci Sénégal nekk ci ministère de l'agriculture am na lu nu génne lu bees loo xam ne ni dina tax seen rendement gën a am doole te duñ ci génne xaalis bu bari bay di jàllo moo di adjoint DRDR bu Diourbel. projet bi day xool gàncax bi lu mu soxla ci engrais pour mu dund pour mu développer wu bu baax de façon efficace mu indil ko loolu jox ko gàncax bi nga xam ne forme bu ñu daan def mooy wis bi dootuñu ko def da ngay jël gàncax bi kii engrais bi ñëw ba ci wetu gàncax bi gas fa tuuti def ko def kii suur ko. mu di xewit bu bees woo xam ne nii dina tax béykat yi am koom gu ñu desal ci seeni poste te tamit am rendement yu baax. moo gën a moins cher ci béykat bi daal. loolu dina indi économie ci béykat. loolu mooy indi économie ci béykat bi. mais tamit dina tax état bi lam doon produire ci engrais pour jox ko béykat yi dina. voilà dina kii parce que gis ngeen ni suuf si léegi. programme bi nga xam ne li ko tax a jóg moo di dundalaat suuf si nga xam ne dafa dee ci bassin arachidier bi mu ngi yokk bu baax a baax tamit li nga xam ne moom la béykat yi am saa sunu béyee Diourbel. RFM Babacar Diouf. ca Tambacounda ay groupement yu boole soxna ca département bu Goudiri yàgg na daal ba ñu amee jafe-jafe ngir am ay jumtuwaay ngir tam mën a jaay lu ñu am ci àll wi ab fondation bu jógee foofu ca Espagne nag dafa taxaw ngir daal di leen a jàppale ci seen liggéey boobu ci diiru ñett at ab projet la boo xam ne daal dañ cee taxaw ngir dimbali leen Moussa Oumar Gueye. groupement jigéen yi nga xam ne ñu ngi ci département bu Goudiri rawatina ci ñeenti communes yi nga xam ne ñoo ŋànk réserve communautaire bi nekk ci Bundu ñoom nag dañu am ay gàllankoor ci li nga xam ne dañ ko wittoon ci àll bi ba sottal ci wàllum buy fekk nag fi mu nekk nii lu ëpp 2 tonnes dafa lamb ci seeni yoxo ak yeneeni jafe-jafe itam yoo xam ne ñu ngi koy dund ba tax waa réserve communautaire bi nga xam ne ñoo nekk ci Bundu daal di wut ay partenaires yu soxe ko ci réewum Espagne daal di nag indi benn projet boo xam ne dañu fas yéene sigil jigéen ñi jàppale leen ba ñu ëllëg si biir ñu mën a demal seen bopp projet boobu nag ñu ni dana dem ci diiru ñetti at bu ne danañ génne luy toll ci 52 millions ak genn wàll daal di koy jëfandikoo ci wàllum jumtukaay ak gunge bi nga xam ne danañ ko defal jigéen ñi Abdou Diouf moom mooy conservateur bu Corena moom moo ŋànk réserve naturelle communautaire bu Bundu. donc jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ amoon moo nañ ay projets yu ndaw yoo xam ne dañuy permettre ñu mën a tabax benn unité bu ndaw mais jafe-jafe bi nga xam ne vraiment moom moo gën a métti moom mooy jafe-jafe équipement bi nga xam ne jigéen ñi amuñu ko woon ak jafe-jafe xaalis ba nga xam ne danañ ko am pour mën a jënd buy bi pour mën ko transformer. jafe ay formation pour am ay yenn techniques yi. parce que aussi defar pare mu lamb loolu day daane
entreprise. adjoint préfet bu département bu Goudiri ñu koy wax Cheikh Abdou Khadre Sissoko moom moo daal di jañ projet bi nga xam ne tàmbale na ci réserve communautaire bu Bundu ci diggante ñeenti commune bu Koussan bu Duggé bu Tumbura ak bu Sinthiou Fissa diggante département bu Goudiri ak département bu Bakel nguur gi danañu gunge projet bu baax a baax ngir may jigéen ñi ëllëg ñu mën a demal seen bopp. Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. Moussa Omar Gueye jaajëf ni ki démb la ñu samp ab fonds bu boole ñoo xam ne la dañu yëngu ci wàllu microfinance bu ñu sukkandikoo ci Zahra Yen Thiam jot nañoo génne teg ci taabal gi enveloppe bu toll ci fanweeri milliards ci suñu koppar ngir taxawee boobule fonds li ñu nag jublu mooy fexe daal ba jàppale képp daal koo xam ne yaa ngi yëngu ci wàllu microfinance ministre bu microfinance ak économie sociale ak solidaire mu ngi ci jokko beeg Abdou Diouf Diagne suñu ndaw foofa ca Rufisque. les fonds bi bu ñu ko créer pour répondre ci ay préoccupations yu bëri la ci wàllu secteur microfinance mais également pour mën a indi ay solutions ci wàllu cible yi ndax cible yi mën nañ ne acteur u économie sociale et solidaire te boo waxee acteur u économie sociale et solidaire jigéen ñaa ngi ci ndaw yaa ngi ci mais seetlu nañ ne également collectivité territoriale yi beral nañ leen ci pàcc bu am solo ak secteur informel te li tax ñu def loolu aussi mooy gis nañ ne politique de territorialisation publique yi vraiment préoccupation président Macky Sall la léegi nag li ñu mën a jàpp mooy créer nañ tàmbali nañ li ci des mooy ñu am taxawaay boo xam ne dinañu mën a permettre ñu démarrer même bu dee nànk-nànk l'essentiel mooy ne ñu tàmbali xam fu ñu jëm xam fi ñu war a jaar xam moyens yi ñu war a am pour def ko moo tax xool nañu ak ministère de l'économie ba déposé nañ ñaari requête benn bi mi ngi AFD benn bi mi ngi BEI benn bu nekk 15 milliards la kon dañuy jàpp ne bu requête yooyu anto fonds bi dina am 30 milliards pour mën a tàmbali waaye comme ni ma ko waxee léegi projection la li ëpp solo mooy taxawaay bi nga xam ne war nañ ko am ci liggéey bi ñu sas ñu def ko taxaw ndax xarañte bi ak capacité yi am nañ ko kon li ci des mooy ñun ministère aussi ñu jàppale leen. RFM Sport. dalal Cheikh Tidiane Diagne Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Seydou Nourou. ajuma ji. alhamdulilah sant yàlla. bi nga sol rafet na de. macha allah xam nga rek yëfu taalibe la. noonu la bisimilah. acca daal di ko door rek wàllu football ak championnat bu Sénégal Ligue 1 bi nag dañoo fas yéene dabe ni ki ëllëg di samedi ñaari jongante bu njëkk ba nag ma ngay am ca stade Ngalandou Diouf bu Rufisque diggante Teungueth FC ak AS Douane ci bu 17h jotee. solos googu lay jogante moo di AS Douane fexe ba desandi ci bopp raw gàddu gi Teungueth FC nag moom itam bébétam mooy fexe ba foqati googu lay place ci ñi nga xam te ñoo di waa AS Douane geneen jogante ba tey ëllëg di samedi 17h stade Amadou Barry diggante Jaraaf lay daal di doon ak stade de Mbour nag ñoom seen yéene mooy fexe ba jëlee poñ seen diggante ak ñi nga xam te ñoo di waa Jaraaf waaye jàpp nañu ni jamono gi Jaraaf dana naqare téye ndax taxawaay gu am solo bi nga xam te ne am nañ ko ci championnat bi am ko tamit ci wàllum coupe de la confédération motivation la ci ñoom waaye teewul ñoom danañ def seen kéem kàttan daal ngir fexe nañu génnee ci gile jogante loolu moo di kàddu Mamadou Dieng moom moo di seen entraîneur ñu déglu ko ci micro Abdou Diouf Junior. match yëpp dañ ko jël match par match donc bi ñu génnee ci match Gorée bi waxtaan nañ ak direction technique bi ak dirigeants yi ñu xool ay points yi ci baax ñu jël ko yi baaxul aussi ñu bàyyi ko pour ñu mën a aborder sereinement match contre Jaraaf bi donc bële booy xool li ñu gën a manqué mooy manque de réalisme donc travail nañ semaine ci di ñaan yàlla nag toujours match contre Jaraaf bi rek mu nekk réussite benn bi aussi mooy dañ ci profité félicité wala Jaraaf encouragé waat leen te comme ñoom ñi ngi préparé seen match phase de poule coupe CAF ñaan yàlla rek mu may leen ñu qualifié ak jàmm ndax tey bu ñu qualifié honneur Jaraaf la mais aussi honneur footballu Sénégal bi yëpp la li am solo rek mooy ne comme mois de Ramadan lañ nekk donc fii au niveau du stade de Mbour bëgguñu di imposer suñu joueurs yi na leen or leen wala bu leen or li am solo rek mooy ne tey joueur bi bu toogee 5 jours dans la semaine wala 6 jours dans la semaine woorul mu bàyyi ba jour match mu bëgg a woor muy woor ba jour match mu ne moom du woor donc kooku tey yaakaar naa ni 100% wala 80% bi nga soxla ci moom doo ko mën a am donc li gën rek mooy comme ay compétiteurs lañ mais aussi xam nga nit ku nekk ak say croyants tey man en tant que entraîneur du ma ñëw mukk di imposer sama jour naan leen woor leen wala bu leen woor donc damay bàyyi ak kenn ku nekk rek nga dem ci sa xel nangu mais nag le jour du match moom je pense que foofu entraîneur bi mooy décider xool ndax kii woor na wala kii amal na ma rendement donc moom mooy xool naka lay koy utiliser mais je pense que impact bi mu ci ëpp indi daal jour yi moom mootuñu nekk à 100% peut-être ñi nga xam ne nag am na ñoo xam ne dañ naan carrément man du ma woor donc ñooñu xëy na ñoom ñëpp rendement. waaw loolu moo di kaddu entraîneur bu équipe bi nga xamante ni
moo di waa Stade de Mbour ëllëg 17h ci stade Amadou Barry danañ fa tase ak ñii di waa Jaraaf geneen jongante gi ci stade Ngalandou Diouf diggante Teungueth FC ak AS Douanes 17h la ñuy daal di door yooyu les matchs fàttali nag championnat bi dañoo fas yéene dabe ndax jamono gi ñu ngi ci bër. ñu daal di waxtaanee football ca biti réew ak Ligue Europa lii di quart de finale retour yi ni ki démb lañ ko doon amal léegi leer na ñu jot a qualifié ci li nga xam te ni moo di wàllum demi-finale moo di Villarreal AS Roma Arsenal ak Manchester United. Villarreal moom démb dafa daal di am ndam ci diggante mag Dinamo Zagreb benn bal ci dara ca match aller sax équipe Espagne bi tamit amoon ci ndam benn bal ci dara geneen jogante diggante Ajax Amsterdam ak AS Roma démb dañoo daal di match nul ca Italie 1 but partout waaye match aller ba doomu Italie yi dañoo demoon ba ca Pays-Bas daal di gagné ñi di waa Ajax ñaari bal ci benn. Arsenal moom démb dafa daal di dippan ñi mbir yi ci République tchèque bu Abdallah Sima di doomu Sénégal ñoom dañoo daal di am ndam waa Arsenal ñeenti bal ci dara foofu la ci République tchèque ca match aller ba nag dañoo defoon match nul ca Londres 1 but partout. Manchester United moom itam daal di mujj am ndam ci diggante mag ñi di waa Granada 2-0 noonu itam lañ ko defee woon ca match aller ba ca Espagne. ñu daal di kon bokk yamale fii Alaaji Seydou Nourou lii di xibaar yi wala sax laata sax ñuy tàqali ko waxtaanee li nga xam te ne sax moo di wàllum basketball basketball moom la ñoo fas yéene kon bokk waxtaane ni ki lii di 16e de finale coupe du Sénégal ci wàllu góor ñi tey jii incha allah ci stade Marius Ndiaye ñaari jogante moo fay daal di am 15h30 diggante Port lay daal di doon ak Flying Star 17h diggante ISEC ak ñii di waa Débalok ni ki mercredi ca ba ñuy door yi la jogante Saltigué bu Rufisque moom jotoon na am ndam ci diggante mag ñii di waa Mermoz 68-63 kon bokk Seydou di moo fi ko doon fës ci xibaaru tàggat yaram ñàkkul ni danañ ci dellu ci mu gën a yaatoo si seneen i yërtaay incha allah. incha allah Cheikh Tidiane Diagne jaajëf. RFM rajo askan wi. xibaar ñeel caade dañ ci ànd ak Fama John. jërë ngeen jëf Médine Sénégal ak destination Sénégal dañu koy siiwal ci série yu bari romb na sax frontière yu Sénégal bu ñu sukkandikoo ci borom xam-xam bi di Thierno Diagne Ba xam-xamam màcc ci wàllum audiovisuel ak industrie culturelle Sénégal am na lépp ngir toogal ab koom woo xamante ni ci série yi lay jógee ñu teewlooy kàddoom ci micro Anna Rocha. qualité bi mi ngi avancé d'année en année ñu ngi sentir ne ñu ngi def ay jéego yu am solo. mais lu may wax rek xale yi dañoo soxla ku leen jàngal dañoo soxla ku leen former pour ñu amaat beneen qualité boo xam ne mooy tax ñu mën a dem à l'assaut du monde à l'assaut de l'Afrique te qualité boobu pour ñu am ko mooy la formation rek parce que dañoo toll foo xam ne technologie bi ak numérique bi dafa avancé caméra yi dañoo avancé à l'INA tey soo fa demoon mais da ngay gis ñoo xam ne tey xale yow ndaw yoo xam ne suñuy monté duñu xool sa clavier donc ñooñu ñu ngi jàng audiovisuel ak cinéma jàngin boo xam ne suñ paree amul kenn koo xam ne mën nga taxaw seen kanam di leen rivaliser donc ñun il faut ñu investir ça dañ fexe tàggat xale yi tàggat yu mucc ay ba nga xam ne suñu paree ba defar suñuy affaire maanaam àdduna bi yëpp dinañu seetaan comme ni ñu seetaanee film américain comme ni ñu seetaanee film indo yi mën nañu ko def on a tout ce qu'il faut mais à un moment donné Sénégal dañoo caaxaane wàllu tàggat si wàllu culture wàllu tàggat si wàllu caada donc il faut que ñu revenir sur ça te mooy fondement bi nag. Thierno Diagne Ba mooy daanu ganub xalam ëllëg ci samedi gi ñaareelu édition Jaba di événement bi nga xamante ni day prôné Médine Sénégal amal nañu ko week-end gi ñu génn ci Ndakaaru événement bi nag gën na siiw waaye nag ambition bi nga xamante ni amal nañu ko moo di yomb ndax njëg li dafa cher looloo waral nag acteurs yi daal di amal la plaidoyer ci autorités yi Ibrahima Cissé mooy initiateur fashion curateur 2021 ay kàddoom Anna Rocha moo ko tataan. bu fekkee qualité moom mun nañ jàpp ne que ñu ngi ci yoon bi naam sax am na fu muy soxee ci formation bi mais ñi ëpp ci ñoom tey jii nii ñi ngi conscient ci loolu donc di liggéey ak ay professionnels pour mën a génnee des produits de qualité qualité bi moom wërngalagul waaye bëri na ci fi mu nekk ci produit yi lenn rek la ñuy jooy mooy nekk ñi fi nekk di liggéey maanaam mënaguñu solal Sénégal yëpp wala mënaguñu jox accessoire Sénégal yëpp ndax seen vitesse de production gaawul parce que nekk guñu ci dynamique gu industrie mais bu lu jëm ci wàllu qualité moom je pense que fi ñu jugee ay 5 ans yi ñu génn ak fi ñu toll nii tey bëri na lu ci soppeeku ñi ciy liggéey dañoo bëri ñi ci bëgg liggéey dañoo bëri ñi nekk ci chaîne de production bi yëpp bi muy nekkagul dara ba muy doon loo xamante ni dañ koy mën a jëfandikoo ñi ci nekk dañoo bëri donc secteur buy jël ay emplois yu dul jeex du xaaj la mais boo bëggee dem mu nekk industrie
dafa am lu bëri loo xamante ni ñun moomaluñ ko suñu bopp te faaw ñu jéem ko moomal suñu bopp boo bëggee dem en industrie yow yaay defar sa ay tissu bopp yow yaay bàyyal sa coton bopp doo ko exporter fii lañ koy jëlaatee defaraat ko fii nii mu doon ay tissu. jërë ngeen jëf mbokk yi doon déglu seen chronique culture ba altine ak jàmm. Savon de Marseille créole seen gamme Opalia ak Kabirex ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. dañ ci ànd ak El Hadj Assane Gueye. observateur lu jëm ci ñàkk yeeg ak xeex beeg jàngoro coronavirus xibaar yamu ci am ba xëy joxe ko tey du yu neex ndax mu ne ci Sénégal xaymaa gum nañ fi ñett ñu mu faat juróom fukk ak ñett yu mu yóbbu l'hôpital juróom-ñeent yu ne ci cas grave lii quotidien ne xeex ba nag ma ngay gën a lëj di compliqué mu ne su weesoo yooyu bakkan yu rot ci wàllu ñàkk mi ñu ne yéenekaay bi nee na Ndakaaru ci boppam la yeneeni xeeti virus ne juux ay virus yu suppeku di 6 autres souches mu mel ni kon tey la wàllu gën a ay ci masque yeeg gel yeeg fagaru gi université Ndakaaru it ku fay jaar ci xàll yi moo xam fa nu duppee Cheikh Anta Diop wala ci corniche bi faaw ngay fagaru ndax étudiants yi ñoom fu nu meree génn di joor ay ponkali doj moo waral le quotidien boobee bërëb ñu duppee bërëb bu xam-xam di temple du savoir yéene kaay bi ne léegi kay bërëbëb fitna la li waral nag meru étudiants yi mooy kilifa yi daara ju kawe ji ñoo dogal tasum amical étudiants yi tëju campus bi naka noonu campus bi di fanu dëkk ak fanuy lekkee le quotidien ne étudiants yi xotti nañu xotteet boobeeb dogal assemblée de l'université jël kudd moom lankal na assemblée bi tëju campus bi ndax nee na amu ca sañ-sañ géeg mënin gi le soleil ne assemblée de l'université génne na nag yat wa tas amical yi étudiants yi ñu war faa taxawalit yeneen tëralin ci wàllu codification ngir chambre étudiants yi li ko waral boobeeb dogal assemblée de l'université mooy fitna yu dul jeex yi boobaak léegi ñu ne ci biir université Cheikh Anta Diop waaye dogal bi démb fitna geneen la fa dugal le mandat ne étudiants yi ci fipp gu rëy lañ dugg les échos ne ko UCAD kay démb comme lamb ju tas assemblée université bi tëj lu campus bi kud ne ko déet ndax amu ci compétence gi étudiants yi ñoom génn ci mbedd maag seeni doj ba noppi teg ca yàq lu ne recteur bu bees baak jëwriñ ji nu dénk njàng mu kawe mi wàllu politique ba tey ak ngiroo am ci waxtaan yi lu jëm ci app bi ngir local yi di élection gox-goxaat yi jëlu nu jàngee ci Sud Quotidien source a ne ko échec beneen kay am na ci waxtaan yooyu ndax majorité bi lankoon ci njëlbeen signé lu jëm ci wàllu ak dogu ngir mu ne bu nu toxalee local it législative yi moom kenn du laal app ba majorité boobee moo nangoo signé FRN ñoom di Front National de Résistance daal di tëb lank ñoom la nu gis daal ci gàttal mooy élection locale yi lañu bëgg mu am 2021 mu Ndiaye Cissé njiital ONG 3D ba tey ak source a ne opposition bi boo gisee mu taxawee ni day njort ñu nangu toxal local yi bu ko defee mu doon it toxal geneen ci législative yi di wotey député yi le témoin lu jëm ci jàppum app moomee ba tey ak i jafe-jafeem ne baara yógoo gi ci boppam mooy wéy diggante majorité ak opposition bi Déthié Faye coordonnateur pôle des non alignés la mu gis moom mooy manifester yëfi woon ci weeru mars moo waral opposition bi ñenn ci ñoom gis na yëfi daal ba tey mbiri xëccoo la doole waaye mu ne wares na nag dellu xel yi ku ne yàbbis lëf lu ko may su juboo amul dañuy xalal yoon wa président mu mujj dese nag coggal guy gi dogal la ka neex wàllu politique ba tey ak gis-gis bi Papa Samba Mboup am ci les échos ci ñuy wër di meeting di xumbaay ak yeneen fan yile mu ne àndu ca ndax benn yàqum xaalis la ba ca topp yooyey mumbaay du jur lu bari li ko gënalu néew doxalin mu ne mooy ñu wuti ndaw yabal leen ci gox-goxaani Sénégal ñu taataan tawati askan wi dalal leen bu ko defee dellu si yéegal yooyu tawataki jàmbat ci kaw kilifa gu mag gi di président de la république Vox Populi moom mbiri toogub mairie Ndakaaru la waxtaane ak ni mu gisee ni Barthélémy Diaz moo ci atu bu mag bu Khalifa Ababacar Sall moo waral njàppale gi pare ne na ko mu ne jàpp ca loxo ba di defandoor ak moom dox mbokk gi ci commune yi ci kër yi ci marché yi ci grand place yi yéeni kaay bi ne te it am nañ ci ndigam jàppale bu Ousmane Sonko ngir Ndakaaru ñu dem ci xolu Ndakaaru ca pharmacie de la nation waxtaane pharmacie bi ci boppam ak site ba faak dogal bi ci cour suprême jël libération ne chambre administrative bu ëtt bu kawe boobee ci wàllu atte ci Sénégal aj na dogal bi jëmoon ci jox site ba pharmacie de la nation di pharmacie bu soxna grand sëriñum Ndakaaru Abdoulaye Mactar Diop yéene kaay bi ne dafa am ci mbiri lu leerul seen bopp ñoom ëtt bi waral aj gi enquête yéene kaay xëy waxtaane tey kilifa guy mandargaal lool jëmmal lool li nga xamante ni mooy baat bii di patriotisme bëgg sa réew fonk sa réew mu jaral la it le général Lamine Cissé ñuy amal tey am xew jëm ci sargal ko moom kilifa gi waaye wolof njaay di wax ne bu ñu ne nit baax na laajal mbokk yi Fatou Cissé ci yéene kaay bi di doomam ne moom góor gi dafa patriotoon ba mu ko daa woowee ak a tooñee master classe du patriotisme. Savon de Marseille créole